àllarba juróomi fan ci weeru sattumbar atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fi ci Mbour TV nuyoo bàngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah. ubbite l'école daanaka benn weer moo ci des tax ñi nga xamante ne bii ñoo séq njàng mi ak njàngale mi amaloon nag benn waxtaan seen biir fexe nag ba grève bañ a am ci atum ren des na ci ànd ak soxna Innocence Ntap Ndiaye njiital au conseil du dialogue social. maire bu Malicounda daje woon ak ñooñam ngir waxtaanee parrainage bi fexe nag ku nekk ci ñoom xam naka lay jëfandikoo li nga xamante ne bii mooy fiche de parrainage bi ab assemblée générale la ñu amaloon des na ci dikk. maire bu Mbour Fallou Sylla àtte na ñaari ODCAV bi nga xamante ne bii ñoo fi nekkoon amee ay jafe-jafe di ODCAV bu renouveau ak ODCAV bu authentique ODCAV bu renouveau ñaari fan la ñu am war ko fubal ci stade ba ODCAV bu authentique ñeenti fan la ñu am des na ci dikk ci kanam tuuti. takk gàngook des na ko tikki toftal ci xibaaru tàggat yaram yéen ñi safoo Mbour TV bu ngeen taxee lu as la fu ma dikk ak yéen ci yaatal gi. téléspectateurs yu Mbour TV dal leen jàmm ci xibaar yi ni ma ko waxee woon ci ndoxteel yi dañu koy door ak l'école bi nga xamante ni bii daanaka léegi mu tijji ay buntam loolee sax moo waral ñi nga xamante ni bii ñoo séq njàng mi ak njàngale mi amaloon ab daje ngir waxtaan seen biir nag fexe ba xool. yenn jafe-jafe la ñu mën a saafara su ko defee nag ñu am at moo xamante ne bi at mucc ayib lay doon soxna Innocence Ntap Ndiaye njiital au conseil njiital au conseil social moom nag ne bu ñu bëggee at moo xamante ne bi at mu mucc ayib lay doon bañ a am grève faaw ñu nag fexe ba gàntal li nga xamante ne bi mooy ay jafe-jafe yi nga xamante ne bi dafay am léeg-léeg ci njàng mi lu ci mel ni accord yi nga xamante ne bi gouvernement bi da koy signé muy fexe ba koy respecté. dañuy déglu soxna Innocence Ntap Ndiaye ci micro Djibi Thiombane Saliou Faye. pré-rentrée bi dañ koy def pour li ñu naan secteur éducation mu bañ a am crise te bu ñu sañoon wax dëgg dinañ ci yegg mais dialogue social dafa nekk loo xam ne résultat yi boo koy natt du gaaw noonu parce que acteurs yi bëriwuñu gaa ñett lañu gouvernement la ak état employeur puisque secteur public la ñu nekk ak syndicat yi. mais li ñu gis mooy fi mu nekk nii li itteel syndicat yi mooy accord yi nga xam ne xaatim nañ ko le 30 avril 2018 ñu respecté ko donc dinañ xool tey ak suba lan la ñu mën a def ba accord yooyu li ci des pour état bi exécuter ko lan moo ci des dinañ ko natt. ponk yi ñu ci cof mooy li ñu wax rek mooy avancement yi acte yeeg yooyu yëpp loolu dafa am solo léegi. li ci des mooy aussi ñu anticiper bi mooy dañoo gis ne seen jàngalekat yi dañuy faral di ñaxtu ci li nga xam ne dañ koy wàññi ci seen payoor ci wàllu impôt ñu daal di dem demander impôt et domaine ñu ñëw fii expliquer leen naka la ñuy calculer impôt yi nga xam ne dañ koy génne ci seen payoor loolu tamit dafa am solo parce que lépp loo xam ne day wàññi sa payoor liggéeykat bu ne bëgg nga xam. loolu nu mu demee donc mu wàllu retraite bi aussi retraite bi daf leen soxal condition de retraite yi ñuy dem yooyu tamit dafa am kii te ñooñu ñëpp tamit ñu ngi fi donc yaakaar naa ni wax dëgg li ñu bëgg mooy anticiper pour que déwén ñu bañ a am ay préavis yoo xam ne ponk yooyu dinañ ko fekkaat encore ci ay préavis. des ci loolee ba léegi muy wàccaayu ubbite gi ki yor nag kàddu G7 di ab kuréel goo xamante ne bii dafa ëmb ay syndicat jàngalekat di Souleymane Diallo ne bu ñu bëggee at moo xamante ne bii at mu dal lay doon faaw gouvernement bi xaatim yi nga xamante ne bii daf koy jël mu koy respecté Souleymane Diallo ay kàddoom Pambax Faye Saliou Faye ñoo ñu ko dégtal. atelier bi nga xam ne au conseil du dialogue social organisé na ko invité ci syndicat d'enseignants yi ñun dañ koy rafetlu ndaxte kuréel la boo xam ne dinañu may ñu xayma accord yi nga xam ne jot nañ ko signé ak gouvernement bi. seet également jafe-jafe yi ba pare def ci ay recommandations yoo xam ne buñ ko appliqué nañ am yaakaar am atum 2018 2019 ci biir njàng ak njàngale bi atum ak dal bu dal waaye nag am nañu lu ñu xaw a tiital bi ñuy signé protocole d'accord le 30 avril bindoon nañ ko ci biir protocole bi premier ci boppam dafa ne woon ñetti weer yu ne moom dina présider benn réunion boo xam ne dina xayma exécution accords yi. par les ministres ndaxte dañoo seetlu ne at yi passé yëpp jafe-jafe yi entre gouvernement ak syndicat jàngalekat yi gouvernement bi day signé accord ba pare du ko respecté premier ministre nee na léegi moom loolu bëggatul mu am te leen donc mooy solution moom en tant que premier ministre day présider chaque 3 mois réunion boobu nag 30 avril la woon tey ñoo ngi le 3 septembre les pratiquement ñeenti weer
mais ba léegi réunion boobu amagul moo tax nag ñuy profité tamit si atelier bi pour lancer un appel à monsieur le premier ministre ne ko jafe-jafe yi ba léegi mi ngi fi protocole bi signé nañ ko moom si boppam am na engagement bu mu jëloon bu ñu bëggee daal ñu am atum 2018 2019 bu daal si biir njàng bi ak njàngale mi moom en tant que premier ministre non seulement il faut ñu waajal ko mais moom en tant que premier ministre ndax convoqué ni mu gën a gaawee réunion boobu pour ñu mën a xayma protocole d'accord bi seet jël ay matuwaay pour accords yi ñu appliqué ko pour at mi mën a dal si biir njàng bi ak njàngale mi. ñu wax leneen muy politique parrainage maire bu Malicounda ak ay ñoñam ñoom nag la ñu amaloon mooy assemblée générale ngir tàggatu ci ni nga xamante ne bii noonu la ñuy jëfandikoo fiche de parrainage muy kayit gi nga xamante ne bii moom lañ leen di jox képp koo xamante ne bii da nga bëgg a parrainer ci nga koy def naka la ñuy organiser woon nag ba fexe ba sas bi nga xamante ne bii njiitu réew mi Macky Sall sas na leen ko ngir ñu am ay xaatim yu bëri fii ci diwaanu Mbour Maguette Sène dikkaat na ci dañuy déglu ay kàddoom ci micro Djibi Diop Ndiaye Djibi Saliou. ci wàllu parrainage fukki junni signature ak juróom ñu topp ci ginnaaw Mbour ñaar fukki junni ak ñett yeneen commune yëpp ay juróom-ñaari junni juróom-benn junni juróomi junni donc Malicounda nekk deuxième après Mbour loolu nag bu ñu ko sasee mbégte la parce que dem ba président ràññee ne wax dëgg yàlla yaa ngi liggéey ba mu sas la loolu mbégte la waaye tamit liggéey la donc il fallait absolument ñu woo responsable yëpp góor ak jigéen ñu def assemblée générale tey dajale ñëpp waxtaan ak ñëpp wan leen ne sas bi rëy na te liggéey mooy tax ñu mën ko àggale donc tey loolu moo ñu dajale fii ñuy expliquer ñëpp nan lañ war a remplir les fiches yi nan lañ ci war a liggéey nan lañ war a organiser woo pour que véritablement résultat bi ñuy laaj ñu mën ko atteindre. mu ngoog mu doon Maguette Sène maire bu Malicounda doon àddu ci seen assemblée générale bi nga xamante ne bii moom la ñu amaloon jëmee ko ci ni nga xamante ne bii noonu la ñuy jëfandikoo këyitu parrainage bile. ñu wax leneen dañuy dem ca bay dëkk foofee nag tur ba soppeeku na tuddatul bay dëkk sant yàlla la tudd waaye nag boo seetloo tur ba rek moo soppeeku mais seen i jafe-jafe ba léegi dafa am yu ci des yu ci mel ni wàllum ndox kaaraange ak it wàllu assainissement di ndox yi nga xamante ne bii ndox yu bon la di fataa Ami Ngom seeti woon na leen ñu wax ko ay seen i jafe-jafe reportage lii la ñu ci wax. ñu ngi fii ci bay dëkk nekk ci diwaanu Mbour ci ginnaaw stade bi ñu ngi leen di présenter naka la population bi di dundee lan mooy seen problème majeur yi nga xamante ne moom la ñuy dundee surtout ci wàllu li nga xam ne mooy nawet bi gis nañ ne raan na trop mais tamit teewut yàlla ji mu ngi joxe mu ngi wàccee ay ndoxam ba léegi nii kon nag dañuy ñëw xool naka la ñuy dundee ñoom ci wàllu nawet bi. di wax ni quartier bi quartier bay dëkk la tuddoon mais léegi. turam mooy sant yàlla. waaw xam naa am na ay benn mbedd rek yoo xamee ne day fay taag yooyu parce que fii taataa bi demeewul noonu mais nag am na fi ay quelques mbedd yoo xamee ni boo jëlee mbedd bii nga xam ne dafa jóge ci oto suuf géej gi jëm ci biir dëkk bi fii oto suuf géej yi jaar foofu dafa def comme kàmb foofu moom dafa xóot am na encore boo tourné foofu fii wetu école Sëñ Moutala bala nga ci àgg foofu si mbedd moomu dafa xóot trop foofu loolu daal mooy suñu problème yi nga xam ne mooy taataa yi nga xam ne moom mooy am ci quartier mais quartier moom bariwul ndox noonu ay taataa. lotissement bi depuis 2007 la woon ba léegi lotissé nañ ko lotis bu rafet ñëpp dëkk nañ dëkk bu rafet courant bi dugg na ndox mi dugg na waaye ba léegi des na ñu ngi sàkku gouvernement bi lu mu mën ñu dimbale ci courant bi ba ñëpp am courant mooy suñu mébét ndox itam manqué nañ ko lool ñu dollee ñu dimbali ci ndox. gannaaw ba ñu amee chef de quartier léegi mu ngi toll ci fukki weer ak benn ñii di waa sant yàlla ñu gën ko xam ci bay dëkk wax nañu li nga xam te moo di seeni jafe-jafe ci wàllu courant ak ndox. jërëjëf Ami Ngom sant ak ngërëm ñeel na la foofee la ñuy ndar keppee xët wu njëkk xibaar yi ñu ubbi weneen xët sport lay doon. sport dañ koy door ak jafe-jafe yi nga xamante ne bii moo amoon ca Caajaay doxoon si ñaari ODCAV yi nga xamante ne bii moo fa ne kenn ci ñoom ñaar bëggul bàyyi ak sa morom stade ba démb ci suñuy xibaar déglu ngeen ki nga xamante ne bii moo waxoon ci turu ODCAV bu renouveau jël lépp nag daal di koy gàcc ci ki nga xamante ne bii mooy ndoddal maître Omar Youm di maire bu Caajaay Cheikh Jonn moom nag mooy secrétaire municipal bu Caajaay weddi na loole indi na ci ay leeral ay kàddoom Jibi Compaan Saliou Faye. Par rapport à la question, le maire de la commune de Thiadiaye, maître El Hadj Omar Youm mosul tere à sa jeunesse vraiment pour ñu épanouir li mu leen wax dafa leer dañ y a la zone 11A ak zone 11B ñoo ko saisir le 8 août 2018 pour demander ko ouverture stade municipal. Entre-temps mu jotaat beneen lettre bu zone 11 renouveau
bu bëgg la même chose mu ne leen pour que ñu bañ a créer des chevauchements de date da ngeen di réaménager seen calendrier en fonction calendrier wu zone 11A ak zone 11B lii da leen wax ba pare bind préfet sous-préfet bu arrondissement bu Sessène ne ko na nga jël mesures yi ci war yëpp pour lii ma wax ñu mën ko appliquer jeunesse bi nekk ci jàmm ñëpp def seen compétition ci jàmm. maa ngi dégg sax sànq il a même dit que du leen subventionner ce qui est archi faux maire duggul ci détail yu subvention waxam ci problème bi lu néew la et wax yo yi mu ci jot a wax yëpp wax juy defar la donc je suis désolé encore ma dégg ñu naan maire amul volonté wu defar ni rassembler c'est vraiment désolant loolu amul loolu laa bëggoon leeral vraiment ñu déggandoo ko xam ne maire liy rassembler population am ci la ne mais nekkul pour diviser leen amalu ko benn importance. 2017 moo gënoon metti fuuf mu yóbbu leen Saly yóbbu leen fu ne waxtaan bu ñu dajaloo pourquoi pas cette année te et puis liy dajale njaboot googu moo gën parce que ñoom ñëpp ay frères lañu kenn du taseeg sa morom stade ba sànni ko xeer parce que yow yaa koy seeti après donc il est temps ñu toog waxtaan pour defar li nga xamante ni moom la ñu war a defar. bu ñu jógee Thiadiaye fii la ñu jëm fii nag ñoom amoon nañu ay jafe-jafe ñaari ODCAV yi nga xamante ne bi moo fi nekkoon muy ODCAV bu renouveau ak ODCAV bu authentique ñoom ñaar ñooñee nekkoon ci ay jafe-jafe maire bu Mbour Fallou Sylla wàcce na nag ab dogal boo xamante ne bii day jox ñaari fan ODCAV bu renouveau ñu aye stade bi yeneen ñeenti fan mu jox ko ñi nga xamante ne bii ñooy ODCAV bu authentique ñoom it ñu aye li nga xamante ne bii mooy ci stade Caroline Faye Djibi Diop Ndiaye indi na ci ay leeral dañuy déglu ay kàddoom. coowal ODCAV renouveau ak ODCAV bi nga xam ne moom moo nekk ci diwaanu Mbour mu ngi gën di wéy ñaari parti ku ci nekk yaa ngi wane sa bopp waaye ci biir loolu ginnaaw nag maire de la commune de Mbour Fallou Sylla génne benn arrêté wala sax bataaxal leen ko mën a tuddee ñaari ASC yi daal nu ñu war a fubalee mooy ODCAV bi day daal di jël ñeenti fan renouveau daal di jël ñaari fan ngir organisation stade bi ni ginnaaw ba bataaxal ba génne nag préfet bi moom mu jëloon dogal ne ODCAV bi kese moom moo am prérogative organiser fi ay nawetaan nee ne loolee maire bi génnee moom du ci wax waaye position ba tey daf ko jàpp fu mu taxawee ñu gis ne nag ñaari parti kenn ku ci nekk yaa ngi woote fi nga xam ne nii foofu nga jëm benn parti bi di ODCAV bi di renouveau ñoom nag amoon nee na jotoon nañoo am ay laalante sax ca côté fële ca Thiadiaye bi nga xamante ni commencé woon neen fa nawetaan yi ñu ñëwaat nag fii ci diwaanu Mbour ba tey ñoom mënaguñoo doox seen i nawetaan ndaxte amuñu foo xam ne nii fa la ñuy tëggee seen i match loolu nag jur coow lu rëy fii ci diwaanu Mbour préfet bi département bu Mbour daal di gën di leeralaat ci Mbour TV ne lépp loo xam ne dafa jëm ci organisation match nawetaan ODCAV moom moo jël prérogative ngir organiser ko ñeneen ñu ci bëgg a tënku nañ xaar ba yeneen i élection ñëw wala sax ba seen i mandat jeex ngir ñu mën a xool naka la ñuy def ngir mën a samp seen dënd wala bu ñu bëggee ñu daal di rejoindre ODCAV ngir mën a organiser seen i match nawetaan mbir mi nag coow li di faral di gën di wéy ñu xoole di ba xam renouveau fan lay mujjee ki combat am. jaajëf Djibi Diop Ndiaye dañuy des ci loolee ba léegi muy nag jafe-jafe boo xamante ne bii dafa mel ni ba léegi am na lu ci des préfet bu diwaanu Mbour Sayer Ndaw lay wuyoo moom nag àdduna ci dogal bi nga xamante ne bii maire bu Mbour yëkkati na ko muy Fallou Sylla Sayer Ndaw ay kàddoom a ngi. maire li mu jël man ça ne m'engage pas parce que le maire il n'est pas responsable de l'ordre public le responsable de l'ordre public c'est le préfet que je suis voilà léegi la ca des jël na fële loolu ça ne m'engage pas cette correspondance là li ma waxoon moom lay waxaat ba tey ñu war a organiser nawetaan ODCAV la selon leur règlement ñoom ñoo ko bind ci seeni règlement ñoom ñëpp ñu ànd si ñeneen nag bu ñu organiser leneen la ñuy organiser lu dul nawetaan c'est l'ODCAV qui organise par déclinaison c'est l'ODCAV de Mbour. maintenant li fi nekk mooy ñu ànd doon benn bu ñu ànd doon benn ñu xaar ba kii mandat jeex ñu dem gañe ko ñëwaat ñoom toog c'est ça mais li maire bind ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te wax naa ko dégg te kenn du ko fi def waaw ce qu'il y a lieu de faire mooy nañu seet la légalité mënuma nag nit ñi gis légalité ba pare naan nañ waxtaan naka la ñuy waxtaanee tey légalité am yoon am nit da ngay nangu dëgg légalité mooy dëgg. nañ teg suñu tànk si dëgg ñun ñëpp si légalité ba pare nag mais nañ teg fële légalité waxtaan ça veut dire quoi cette gestion politique et politicienne des affaires man sama yoon nekku ci ça ne m'engage nullement voilà. kàddu yu préfet bu département de Mbour Sayer Ndaw mooy ndar képp xibaar yi
laata nag ma yëkkati jotaay bi faw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen ñu sopp safooñu dañu teewlu fii ci Mbour TV ëllëg la ñuy dellusiwaat bu ci yàlla àndee laata loolu wéy leen di topp suñu ay programme jërë ngeen jëf